télévision Futur Média ñi ngi dellu di leen nuyu ni ñu ko tàmbalee daanaka bi nga xamee ni dugg nañu ci campagne électorale bi te diirub daanaka ñaar fukki fan yoo xam ni candidat yi toll ci juróom campagne nañu ko ànd ko ak groupe bi rawatina télévision bi ci lépp loo xam ni dafay tax askan wi dara bañ leen a ëmp ci li xew ci campagne bi ak candidat yi ñu àndal gis ngeen taxawaay bi nga xam ni def nañ ko ci loolu nag moom moo wéy ba tey ji ñu fas yéene ànd ak yéen ci plateau spécial boo xam ni dafay aju ba tey ci élection présidentielle yi nga xam ni génn nañ ko ni ki démb ci dimanche te mu bëri itam loo xam ni xew na ci loolu bokk na ci ponk yi nga xam ni moom la ñu bëgg a waxtaane tey ci télévision Futur Média ci plateau spécial ci noonu ñu ànd ci ak Mayel Thiam Mayel mu ngi bokk moom ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu fàttali ni coalition boobu candidat sortant Macky Sall moom moo ko jiite Mayel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Pam Ngagne di nuyu sama naataango sama xarit sama collègue yàlla doxal bu ñu weesoo même wàllu politique yëpp yàlla dogal cofeel sama diggante ak moom ma koy jox wàccuwaayam. di nuyu seen téléspectateurs yi nekk ci Sénégal ak diaspora bépp di jiital it ngërëm gu ma leen di gërëm yéen waa TFM wax dëgg yàlla bu dee juróomi candidat moo amoon jàpp naa ni bokk ngeen ci nga xam ni yéenay juróom-benneel bi nga xam ni yéen leen rek a leen tax a leen jóg bëggu leen nekk président bëggu leen nekk leneen mais da ngeen bëgg a nekk les gardiens de la vérité ma leen ciy gërëm di leen ñaanal yàlla leen yàlla dolli kattan ci wàllu woowu te it ñi leen di déglu aussi yàlla jox leen noppi nit ñu nite mais nga xam ni dëgg gi ñëpp daañu ko xam Sénégal nekk ci jàmm. jërëjëf Mayel Thiam moom Mayel moom moo na bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mu feggoo ci plateau bi ak Cheikh Gueye mooy maire bu Jëppal bokk ci coalition Idrissa Seck 2019 maa ngi lay nuyu monsieur le maire. merci Pam Ngagne maa ngi lay fay di nuyu mboolem ñu seetaan téléspectateurs yi ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna bi yëpp. di dellu di nuyu sama naataango Pape Mayel di ko delloo kàddu yi mu yëkkati jëm ci man wane ni naataango la xarit la waaye soppe la di nuyu surtout le peuple sénégalais rawatina waa coalition gagnante Idy président Idy 2019 li ñu tàmbalee waxtaan bi nag mooy li nga xam ni moom moo xew ndax génn nañ ci élection yi lu bëri ci ay tendance génn tendance yooyu nag dafa indi ay résultats ci wàll bu nekk premier tour jib na deuxième tour jib na lu ci ne am na ñu ko yëkkati deuxième tour moom moo njëkk a jib tukkee ci ñi nga xam ni ñoo bokk ci kujje gi muy opposition bi ñu gis ni tendance yi ñu yëkkati mënuñu bañ a dem foofu Cheikh ndax bi ngeen di dégg wax loolu am ngeen ci lu leer fu ngeen ko tegoon pour wax lu jëm ci lu mel noonu. jërëjëf Pam Ngagne bala may ñëw ci li waral ñu wax ni deuxième tour mënul ñàkk bañ a am. nga may ma rek ma nuyuwaat santaat peuple sénégalais ci maturité am ci ni ñu demee voté démb ci bureau yi de vote yi ba la fa génn si waaye du tey ñu teg baaraam ci yenn irrégularité yoo xam ne gis nañ xam naa dinañ ci ñëw loolu am na solo daañ ci ñëw irrégularité yooyu dinañ ci ñëw mais li tax ñuy wax ni deuxième tour mënul ñàkk bañ a am dama la bëgg a xamal ni opposition bi dafa gagné département yu bari yu ci mel ni dafa mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar ak Macky dañuy arriver en tête mais il ne gagne pas opposition bi moo gagné département de Dakar avec 55%. opposition bi ah. Ouais. Opposition bi gagné département Thiès. Opposition bi gagné département Diourbel. Opposition bi gagné département Ziguinchor. Pikine même ak Guédiawaye. boo demee fu mel ni Dakar gi ma wax ni opposition moo gagné. Macky Sall mi ngi am 46,55%. fu mel ni Guédiawaye mi ngi am 48,79%. boo demee Mbacké mi ngi am 30,97%. Pikine mi ngi fa am moins de 50% comme Dakar gi nga xam ni moom laa wax ni opposition moo gagné. département Bignona même chose 33,50%.
Oussouye 46,68%. Ziguinchor 42,32%. mais ak lii yëpp naka la Macky Sall mën am 50% ba naan gagné na élection yi au premier tour. ci suñu xayma lu ñu gis ñun Macky Sall mi ngi toll ci 44%. véritablement Idriss Seck toll ci 28%, 29%. dans ces conditions deuxième tour kenn mënul ñàkk mu bañ a am ci élection 24 février. mais comme que ñun duñu kuréel wala organisation buy joxe ay chiffres. parce que du suñu cër mais ci li ñu liggéey ci PV yi ñu am wane na lii nga xam ni moom laa la wax moom moo war a am. moo tax ñu ni faaw ñu xamal ko askan bi. ginnaaw loolu sax am nañu yéene dem doxantu ci biir askan wi pour sant leen gërëm leen ci vote bi ñu voté coalition Idy 2019 mais aussi wax leen ñu taxaw te waajal deuxième tour bi. ndax lu am solo la pour ñu. d'accord jërëjëf Cheikh Gueye Mayel yaakaar naa dégg nga résultat yi nga xam ni wax na ko buñ ci sukkandikoo nag ay la yéwén wax na Ndakaaru 55%. Thiès itam wax na ni ñoom gagné nañ département bi Diourbel naka noonu Ziguinchor Pikine Guédiawaye loolu yëpp bu fekkente ni gagné nañ ko est-ce que mën nañu wax ni mën nañu dem ci ay élection yoo xam ni premier tour lay nekk bu ñu sukkandikoo ci lim ñu wax ci résultat. jërëjëf Pape Ngagne maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sénégalais yëpp nag ak fu ñu mënti doon di commencer par rendre hommage candidat wu opposition yi leen xamal ni que ni tey laa leen gën a ormal ndax ak nu mu mënti demee suñuy naataangu sénégalais ñoo leen parrainé woon boole leen ñu bokk ci langue gi kon ñooñu ala kulli xaal ku nekk citoyen patriote bu nekk da nga leen di ormal waaye sama xel dafa dem ci benn làmb joo xam ne dama ci doon jàppale Eumeu Sène mu doon bëri ak Modou Lo waaye ba ñu demee ba ci làmb ja ni ma gis ni Eumeu Sène bëree biñ ko moom la ñu wax bi ko Modou Lo tegee chaise bi laa xam ni que ni laa ni ko Eumeu Modou Lo da laa mën daan la loolu rek pour firndeel ni que ni xëy na maag sama naataango bokkuñu ay PV léegi kon dafa mel ni nañu am courage yu wax sénégalais yi am na ci ñaari camp yi. koo xam ne li muy wax tegu ko ca dëgg. bu fekkee ni PV rek PV mooy maanaam procès verbal boo xam ni dana am signature représentant wu candidat yëpp am signature représentant wu Sénat observateur internationaux yi taxaw di seede. PV yooyu bu élection yi jeexee moom la ñuy taf ci bureau ya seen naataango yi loolu la ñuy liir nekkul loo xam ni war na am Sénégal dafa weesu foo xam ni war nañu wax naan diw dafa sàcc wala sàccu. d'accord ndax mais yow am nga say résultat am nga. man résultat yi ma am. déjà mon cher ami Cheikh pour Dakar man ci yi ma amagum dëgg la Dakar gagné wuñ ko 47,4 gagné ñoo ko gagné mais amuñu majorité absolue 47,99 lañu 90 lañu am. Guédiawaye ñi ngi am 50,10 Pikine ñi ngi am 50,80 Rufisque 57,50 Bambey 51,40. non mënuloo. waaw mënuma lim lépp daal c'est-à-dire dama bëgg a wax ni ñun ñaari boor yëpp. waaw mën naa nangu kenn ku ci nekk sëg xiraange. d'accord mën laa yóbbu ci nga wax loo xam ni waroona d'accord ak li am waaye man li ma mën a waat. te toog sama bàmmeel. mooy li may wax maa ngi ko teg ci ay PV ala kulli xaal lu ma mën a wax man en tant que administrateur de l'APR ak lu sama xarit mën a wax Cheikh. ñun ñëpp dañoo tënku ni dëkk Sénégal dafa am benn bànqaas boo xam ni. moom mooy joxe dernier résultat yi ndax. d'accord xëy na PV yi mais aussi dafa am loo xam ni loolu dañ koy xaar mais aussi ñun war nañu mën a ci tendance yi ñu am mu nekk ay tendance yoo xam ni dafa dépassé ay tendance yu woyof ay tendance yu wóor la. ay la yéwén fu ñu mën a dem itam la cay soppeeku mënta bëri. loolu moom ku ne xam na ko ci loolu yow da nga wax ni Dakar amu leen majorité du loolu nga ma wax ah.
dama ni la waaw. c'est-à-dire nag bu fekkee nag bugguñu considérer Dakar mooy Sénégal. dama ni ci loolu mooy ma la capitale wax aussi. mooy capitale. te moo am plus de c'est-à-dire 1 million et quelques votants. kuy wax ku nekk yaa ngi toog ci sa bàmmeel. kenn ku ci nekk àla kuli xaal loo mën a wax di nga ko fekk sa bàmmeel. dama tàmbali di la limal ni ma la waxee ni Dakar noonu lañ fa amee 47,90% pour le moment ci PV yu ñu jot. mais noonu la ñu amee 50,80% Pikine noonu la ñu amee 57,50 à Rufisque kon boo dajalee région de Dakar soo jëlee 51% boole ko ak 57% boole ko ak 50,10% mais ala kulli xaal ñun ñoo gagné Dakar en majorité absolue ci li nga xam ni moom laa yor te jàpp ni sama aqulahi taala lay waxal. boo jëlee yeneen soo mayoon temps aussi ma lire ndax ñun xëy na ña ñuy jox suñuy résultat dañ ko teg fu wóor. ndax dañuy photo PV yi dañ koy photo ñun dañoo yemul rek ci ay téléphone dañuy photo PV yi yónnee ñu ko. d'accord par WhatsApp ñu jël ko dugal ko ci ordinateur yi. mu jox ñu pourcentage. d'accord dinaa si ñëwaat yaakaar naa ni tam Cheikh yéen noonu ngeen jëlee seen i PV. ci lu wóor ngeen ko teg parce que moom wax na ni PV yi ngeen am xëy na dafa am wuute bu fekkente ni yow sa ay PV am na signature représentant yi am yu Sénat yi je pense que yow aussi PV yooyu moom nga am. ci nga sukkandiku ni mu doxal rek noonu la ñu doxal photo PV yi envoyé ko liggéey ci laata may ñëw léegi maa ngi bàyyi sama nattaangoo yi ñuy liggéey effectivement di def compilation yi nga xam ne moom la ñu war a def. ci loolu la ñu sukkandiku pour joxe chiffres yi ma la jox ay chiffres réels yu jóge ci PV réel. c'est pas des PV préfabriqués donc moo tax li ma la wax effectivement dellu si na si Dakar pour montrer que à Dakar l'opposition est à 55% dans le département yi ma la limal yëpp opposition moom moo ko gagné donc loolu boo ci sukkandiku et c'est bien maa ngi. ba ci Pikine ak Guédiawaye ak Tëngéej. rafetlu Tëngéej li mu ma ko Tëngéej def naa ñoom ñoo ko gagné. Pikine ils ont moins de 50% comme à Dakar. Guédiawaye ñaata. moins de 50% là. ñaata. moins de 50%. xaw ma waaw man nag dama lay limal lu wóor. Pikine ñu ngi am 50,80%. lu leer laa wax. man j'ai dit moins de 50%. moo tax bi ngay wax Dakar ma taxaw ni parce que Dakar jamul ak yeneen département rawatina région bi. parce que li ëpp ci électeurs yi ci Dakar fi la ñu nekk dëgg la. donc lu mel noonu boo ko gañewulee fan nga war a mën a sukkandiku nii dama war a mën a jàll premier tour. mënut a nekk li xel mën a nangu même buñ dul wax chiffre réel àgguñu fenn mais am na lu xel mën a nangu ak lu xel mënut a nangu. te ñun depuis démb ba léegi ñu ngi ciy liggéey bu mucc ayib sur la base des PV c'est pas ay chiffres yu ñu créé wala leen. PV yi am ngeen ko à 100%. à 100%. waaw kon c'est clair. donc ci loolu la ñuy liggéey ba agsi fii. alors leneen li ma ci doon bëgg wax mooy xam nga boo seetloo bari na ñoom lu ñu wax laata muy ñëw te bu ñëwee la ñu waxoon dëppoo ak li am. parrainage bi ne woon nañu lu coow li bari 5 candidats la ci la ñuy mujj waaye. bi ñu ñëwee aussi ñu ne élection yi àla kulli alin dañuy am 57%. mais wax yooyu yëpp di daje di am soit da ngay nekk waliyu mbaa nekk jinne mbaa nekk ku ñu déy nan la wax ju nekk bu jamono jotee mu méngoog loolu. tey na xel. moo tax ñun mu doy waar loolu ci ñun. leneen li ma ci bëgg yokk mooy jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi daan am voté plus de 10 ans bu ñu demee ci bërëb yi ñuy voté ñun ni sa tour nekku fi maanaam lëmbëjee jaxase ba ñu bari sax dañu faf découragé ba voté wuñ mën naa li limal ay nit yu bari yoo xam liste nit yu bari yoo xam ne am nañu seen carte électeur te voté wuñu d'accord ñii daan am carte électeur mais nga yaakaar ci seen wàll rek la ci seen. am na non yooyu yëpp rëq-rëq la ci organisation. d'accord ok wala nga am carte bi ñu bind ci ginnaaw. ne peut pas voter.
démb rek daje naa ci bureau bu ñuy wax bureau 6 ci rue 10 ñeen doon wax bureau fictif la am na koo xam ne Derklé la juddoo fa la màggi ba tey mi ngi 60 ans ñëw di voté Derklé fu mu daan voté ñu ne ko non bureau 6 rue 10. bu amul woon ku ko xamal ci fichier bi. loolu kon du voté. d'accord donc yooyu yëpp nekk na ay. jafe-jafe yoo xam ne yu doy waar. léeg li ma ci bëgg toog. dolli mooy à quelques jours du 24 février confectionné nañu daaf plus de 500 000 cartes d'électeurs. loolu bari na de 500 000. 500 000 cartes ba pare le même jour le dimanche ñu envoyé benn message reporté ni ñooñu nga xam ni am nañu carte te war a voté xamuñu seen liste nañu dem ci dernier bureau de vote ba ñu yokk fa seen tour may leen ñu voté. waaw loolu moom loolu mayel xaw ma nag fu mu mën a tegu waaye lu doy waar la 500 000 cartes lu caaxaan bu fekkente ne ni mu ko waxee xam na fi mu jëlee chiffres yi yow xëy na jombul am na loo ci dégg mais loolu mën na dugg ci lu ñu mën a jàppee jalgati élection bu fekkente ni noonu la demee. Pape bala ma la tontu damay ñëw ci li sama xarit sama soppe Cheikh wax léegi te it xam naa ni c'est un homme de bonne foi mais xam nga généralement di nga am ay sources yoo xam ni daañu la dugal ci yenn erreur yi bu ñu jëlee maanaam genre pronostic. mais bu ñu dee xool pronostic dëgg xam nga président de la république dafa julee àjjuma Pikine inauguré jumaa ji samedi mu def déclaration ni xam naa ni am naa ay jafe-jafe Pikine am naa ay jafe-jafe Guédiawaye am naa ay jafe-jafe Dakar donc moom président de la république moom ci boppam sax ci xelam li mu jàppoon na ni score bi ñu am duñ ko am kon xam nga déjà li sama xarit Cheikh wax maanaam pronostic bu ñu def rek day nekk loolu chiffres yi wane wu ko ndax Pikine score ba fa Macky Sall am bi gën a rëy moo doon 34%. mais 57% bi ñu dégg. fa tabarakala 57% bi tamit. non lu ñu déggoon la. fii la ko ay miiru ñi ngi waxee fii la toog may ma ñëw xam nga communauté scientifique. moom moo mayee ñuy def pronostic mais man dama bokk si ñi nga xam ni sax dama naan que ni au lieu pronostic warul basé wu ci l'histoire des chiffres mais dafa war a basé wu sur l'historicité des faits maanaam boo nee daaw jéeg 20 la am. daaw ma am 30 nga ni donc ren war na am 30 boo ko defee rek yaa ngi dugg ci benn logique cartésienne boo xam ni. na E égale MC carré weddi woon P égale MG noonu la parce que il faut nga xool la tax nga jógee 20 ba 30 mais bul xool ni logique gu chiffres yi rek foofu parenthèse la mais ma wax rek ni que ni bu fekkee ni am na pronostic boo xam ni. tombé na. mooy pronostic bu président ci yeneen département yi nga xam ni ñoo gën a néew solo bu fekkee ne am na benn pronostic boo xam ni tombéwul mooy pronostic boo xam ni bi la président defoon ci département Pikine ak département Guédiawaye yàlla wane ni que ni moom la mu jàppoon waa Pikine ak waa Guédiawaye wane nañ ni que ni sobeel bañ ko cop moo ëpp moom la mu jàppoon ci s'il vous plaît ci sama laaj dafa am lu mu 500 000 cartes loolu dafa bari man de fa tabarakallah ba fi ma toog de xaw ma ban technologie moo mën a créer 500 000 cartes en ce peu de temps d'espace. Deuxièmement mooy ban nit moo mën a xalaat 500 000 mooy pour seen téléspectateurs yi xam juróomi téeméeri junni nit kan moo mën a xalaat ni juróomi téeméeri junni nit ñi yëpp man lañu àndal man de loolu lu doy waral sama xalaat daal sama xelu bopp xëy na nag am na ñoo xam ni ñoo ñu ëpp xam-xam ñoo ñu ëpp xel waaye loolu ci xel rek xel da ko mënta nangu te may wax ni que ni man ci sama wàll boobu man mii di wax ak yéen am naa sama jarwaat boo xam ni mënu woon voter yooyu dañ ko reconnaître bu baax a baax ay fay la yoo xam ni am na ci système bi te la ko waral benn njublang lalu ko la ko waral mooy benn Sénégal bokk na ci kuréel gu ñuy wax CEDEAO ñu ni dañuy dem ci carte d'identité numérique Sénégal comme d'habitude ci xarañu président Macky Sall ak bëgg goo xam ni bëgg na wone ndam ak Sénégal ni ñun ñoo nekk premier pays bi ko def am na ay fay waaye fay yooyu li ma bëgg ñu reconnaître ko ñun ñëpp mooy laal na opposition bi laal na aussi majorité présidentielle bi waaye bëgg a sukkandiku ci loolu ni ay labaj la
kooku day nekk loo xam ni day yàq xel yi. mais loolu amul. kenn confectionné wul 500000 électeurs u majorité présidentielle. merci beaucoup Cheikh est-ce que juumloo ci chiffre bi wala chiffre boobu nga am yow. non 500000 yi dama ci yokk sax lu gën a yéeme ba ñenn ñi leen wax ñii kat ba lu ñu jekkulee daañu remplacer Selbé Ndom parce que lii ñoom dañ koy gis. non ci 500000 yi laay wax. est-ce que juumloo ci chiffre am na bis suñu mandataire pour ne pas le nommer Mbacké Seck bu mu déggee coow ñu ne ko mais Mbacké demal daaf nga xool la fa xew. bu mu ñëwee dañ fa fekk ay kaaru nit mais kaar yi nit ña fa nekk ñoom ñëpp ay alpulaar la biñ ko waxee waa daaf ni leen mais nan la mën nit ñi ñëpp ñoom ñëpp nekk alpulaar séeréer nekku ci wolof nekku ci ñoom ñëpp di ay alpulaar loolu lan la mën a nekk ñu ni bon tombe la ma ne mais ñoom li ñuy wax muy tombe du ma wax lu ma wax ay gaaf la mais du ma ko gaafalit mais lu yéeme la ci wàllum élection mais voilà ay mbir yoo xam ne nit dañ ci teg loxo kenn du ko mën a dindi. lu wér péng la. te loolu dañ ko dund gis ko ci télé laay waxee Mbacké Seck mu may dégg. ay cas yu bari am na communes yu bari effectivement ni nga gisee seen bureau de vote yu gonflé ña tàmmoon voté foofu ñu déplacé leen ña fa mësul voté ñu indi leen. donc la ci nekk ci jalgati. mais 500000 bari na de. moo tax ma wax ko 500000 cartes. waxuma 500 de. et yamuñu ci 500000 cartes sax le même jour le dimanche hier y a un message de radio. tout à fait bu ñu envoyé. pour wax ñooñu nga xam ne mënuñu voter gis ñu seen truc. le dernier bureau de vote du centre dañ fa dem voter ñu yokk seen tur. c'était pour prendre en charge ces 500000 cartes. yu ñu confectionné à 2 jours de l'élection présidentielle. et c'est une machine donc lim bi mën na rëy. mais confectionner carte ci machine yi xarale bi fi ñu toll nii mais lu yomb la lu gaaw la lu mën a nekk la et lu ñu def la aussi. d'accord lu mën a nekk la te moom mi ngi confirmer ne lu ngeen def la léegi loolu di nga ci tontu mais man fi ma bëgg a ñëw mooy da nga wax ni sa ay résultats yaa ngi ko sukkandiku ci ay PV yu authentique est-ce que loolu kon ci PV yooyu ci ngeen sukkandiku ba sa premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne avancé lu toll ci 57% ci ngañaay. Pape balaay loolu déjà dama bëgg attirer attention sénégalais yëpp. nañu moytu ay xalaat yu jëm ci wàllu ethnie wala yu jëm ci wàllu religion. ndax dafa nekk ay xalaat yu sensible te li tax ma koy wax man dama dund ci réew moo xam ni dafa amoon guerre te guerre bi la ko andi woon yëpp affaire ethnie la mu bëgg loolu ñu jël ko teg fële. gis nga pour donner un exemple rek man dama naan le candidat Sonko a gagné quelques départements de la Casamance mais du ma wax ni que le Casamance a gagné quelques départements de la Casamance ndax loolu ku koy wax ku nekk yaa ngi yee fitna te ñun Sénégal Murito Tidiano Séeréero Joola séyante nañu suñu biir dox am nañu ay teranga yoo xam ni. vote bi mais ku ko waxul tam joxoñ ko nag. wax fa dëgg yàlla ku ko waxul nag joxoñ ko. ku mu neex nga joxoñ ko. waaye bu ñu déggee li xew ci nord bi nii vraiment ci résultat. ku waxul loolu itam joxoñ ko. wax fa dëgg yàlla mais xam nga Sénégal ñun dañu am benn problème. mooy suñu culture. parfois daf ñuy yóbbu en contradiction avec nous-mêmes. xam nga ñu ngi naan ñun ñëpp ay jullit lañu. te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni da bi ñu ko laajee ni diw baax na dafa ndax mbokk yaa ko wax sëñ Maam Abdoul Aziz Dabakh tontu ko. mais vote il faut mu am benn parti sympathie ko kenn mënu koo ñàkk. kon jeex na mais Pape Ngagne man tey sama waa kër. su ma nekkoon tey candidat mais ñëpp man la ñuy voteel waaye nag ci biir commentaire yeeg na nga xam ni nañ leen koy jëlee. dañu war a ànd ak dal ak xel moo xam ni war nañu suuxat jàmm ndax koo wax maa la gën rek di nga jàppante ak moom. loolu laa bëggoon wax ma bëgg ñu teg ko fële li ci topp mooy. ci résultat yi 57% yi. 57% ndax daf ngeen ko sukkandiku ci PV yi ngeen d'abord dama bëggoon wax ni que ni c'est difficile pour Sénégalais yi comprendre ko mais loolu moo am ndax dañu jëm élection présidentielle président de la République yàlla moo ko teg mu yor ñaari ndomba ba fi may wax ak yow mooy président de la République mais également candidat la premier ministre ba fi may wax ak yow. moom mooy premier ministre mais aussi moo doon directeur u campagne yu candidat bi léegi ñi ngi waxuñu ci wàllu décision bu Sénégal di jël jëmale ko bitim réew wala jëmale ko ci askan wi ñi ngi wax ci waxu
politique ci waxu élection yi donc bu ñuy dee wax waxu élection yi dañuy wax candidat wax directoire de campagne wax responsable wax militant mais démb ki wax mais moo doon directeur campagne président de la république léegi man mënumaa comprendre lu tax ñu mën a waaw non mais xaaral maa ngi ñëw mais déedéet ki wax d'abord ndax déet ki wax d'abord ndax wax bala moo am solo da ngay seet ka wax ndax am na ñoo xam ni lu ñu wax lu ñu ne nii kii du dëgg li mu wax du dëgg ndax na mu positionné woon ci carte mentale nit ñi la ndax bu ñu nee premier ministre moo wax c'est différent que directeur de cabinet du candidat Macky Sall moo wax il faut mu leer maa ngi ñëw ci li ngay wax du ma daw benn laaj mais dama bëgg mu leer d'abord ni que ni le directeur de campagne du président Macky Sall a dit que ci résultat yi ñu jot ba fi ñu toll nii te loolu la wax de dafa ni ci PV yi ñu jot ba fi ñu tàll Macky Sall jël na ndam li gën a néew ci 57% te d'ailleurs progression wu yi ñu chiffres yi ñu yor wane naka ni dëggal na waxam ndax dafa ni woon ca la gën a néew te lu wax dëgg yàlla nag. kon fi mu ne romb na 57%. mais fii ñu toll nii man ci li ma yor nii bu doon sa caméraman yi mënoon nañ ko dama leen koy tegal nii ñoom ñëpp ñu gis bu dee ñoom nag am na ci benn chiffre bu ma joxe boo xam ni sa caméraman yu mën nañ koo wone ñoom ñu gis ci benn boo xam ni mën nañ ko firndeel ci benn PV boo xam ni am na juróomi signature représentant candidat yi ak représentant wu ONEL bi buñ ci joxee benn boo xam ni méngoowul ak bii rek ñu mën a wax waaye man li may wane mi ngi nii dafa ni ŋàññi xam nga lu ñuy ŋàññi kenn du ko jeex Sénégal kenn mëntu fi sàcc élection seen naataango journalistes yi dégg naa dem ñu leen di ŋàññi mais defuñu lu dul mais dem liir ka nga xam ni moo liir gis nga Pape koo xam ni daf feebar ba température am nekk 40 degré boo dammee thermomètre bi du wàññi température ba yéen ay thermomètre rek ngeen. d'accord bu ñu dammee mi ngi nii maa ngi koy wanewaat encore devant tout le peuple sénégalais. mën naa ko def nii. mais c'est bon suñu résultat yi mi ngi nii je vous en prie su fekkee ni am na kenn ci opposition bi. koo xam ni werante nga lii. d'accord na nga ñëw ni ma ñëwee télévision. nga wane résultat yi teg ko nag ci bordereau yoo xam ni. am na juróomi signature. merci beaucoup candidat yi ak signature. d'accord Maël alors Cheikh. li mu wax soo ko déggee dafa mel ni ci conviction la ci àndal. moom jàpp na ni 57% yi sax évolué na. ndax gis nga ni loolu lu war a mën a nekk la pour yow ak lan nga mën a indi ci argument yu indi le contraire su fekkee àndu leen ci. ma dellu si ni li mu wax ci xeet man waxu xeet. li ñu gis li am rek laa wax. maintenant bu xelam yóbboo ci xeet man mbirum xeet ak waa solution. non Cheikh da nga ni tukulóor rek lañ Haalpulaar rek lañ. loolu xeet la Haalpulaar xeet la kaar bi yëpp. ñoo waxal rek ni kaar bi yëpp fekk nañ fa ay situation même sax boo waxoon ni fekk nañ fa ay citoyens yoo xam ni président Macky lañu àndal ma mën a wax danaa nangu. mais xam nga boo nee Haalpulaar xeet la. ña nekk ci kaar bi yëpp. voilà benn xeet googu la. xeet da nga ñëw nañ bàyyi xeet. Mayel bàyyi ko mu eggale si li ma wax billaahi bu doon ay wolof ma ne ñu nekk ci kaar bi yëpp ay wolof lañu. donc jubluwuma ci. pour xiroo wala wax xeet. la am rek laa wax. maintenant la nga cey moytu la ci ñëpp war a moytu. ndax jàmm rek la ñu xam ci réew. ñu ñëpp benn lañu. xam nga ñu ngi doon wax 57%. léegi ñu ngi ko fi bëgg bàyyi naan mu ngi évoluer sax. te wax naa ni la. mënuñu am sax 50% bay am. 50% lu tax mënuñu ko am. mais département yi ma la limal ni la yii opposition bi moo ko gagné boo ko cumulé ak yeneen yoo xam mën naa limal à l'extérieur à l'étranger mais nan nga mën amee 57%. mais Pape nañu leer baal ma de maa ngi koy dog nañu leeral c'est-à-dire dama bëgg parce que dañu nekk ci période bu doy waar dama koy jox parole autant qu'il voudra. mais na nekk lu leer na ni. département nangam te it ñun ñëpp ay jullit dañu nañ ko waat. ci barke alxuraan ni que ni PV yi ñu gis ñoom ñu mu am signature yëpp nangam ak nangam la pour sénégalais yëpp dégg man dëgg rek laa bëgg. d'accord mais est-ce que am nga say PV yëpp. yu leer nañ li maa li fàttali dafa ni ba mu fay jógee nit ñaa ngi continuer di liggéey. moom d'accord na ni àggaleeguñu seen liggéey. léegi bàyyi ko mu Cheikh léegi bàyyi Cheikh mu eggale Cheikh eggale. fa ma jógee may nga bàyyi ko mu eggale sinon man lay yàq li may laaj quoi man lay yàqal li may def waaw. mais ñun ay républicains lañu. c'est-à-dire yeyowuñu pour du joxe ay résultats. ah mais kon non waxuñu joxe résultat. non mais comme li may wax nii deuxième tour boo ko waxee résultat nga joxe. deuxième tour bi ma ko joxe c'est-à-dire boo ko waxee deuxième résultat nga joxe. lii ñu wax ci point de presse bi laal na ko démb ŋàññiwuñu kenn.
c'est-à-dire ay tendance ak ay truc am na ñoo xam ni loolu mooy seen liggéey am na commission nationale de recensement des votes. non Cheikh dama bëgg ñu d'accord ci benn Cheikh dama bëgg ñu d'accord ci benn affaire. soo annoncé deuxième tour. avancé nga ay chiffres aussi. mooy li ma la wax. ala kuli xaal. nga wax ko nga bañ ko wax. mooy pourcentage loolu laay wax ni. lu mel ni département Dakar. waaw mënuloo ko gagné. am lu dul 46,55%. Guédiawaye nga am 48,79%. Mbacké nga am 30,97%. Pikine tu as moins de 50%. Bignona tu as 33,50%. Oussouye 46,68%. Ziguinchor 42,32%. nga ni am naa 57%. wala day yokk di ay la yoon Pape Mayel parce que li mu wax yëpp. dégguma ci 50%. dégguma ci benn yoon 50%. alors que boo déggul 50% nga bëgg a jàll 51 loolu mën na nekk loo xam ni luy jaaxal nit ñi la. su dee li sama xarit wax daf ko teg ci ay PV te loolu leer na ma ni xëy na mathématique dafay changer peut-être d'une personne à une autre mais naa jàpp li mu wax dëgg la waaye lu tax moom waxul ni que ni Goudiri 70% lañ fa am lu tax moom waxul ni que ni Podor ñu ngi fa am 75%. lu tax waxul ni Ranérou 90,80% lañ fa am lu tax waxul ni Kanel 80,80% lañ fa am lu tax waxul ni Linguère 70,10% lañ fa am lu tax waxul ni Kédougou ñu ngi fa am 73%. lu tax waxul ni que ni département bu mel ni Kaffrine ñu ngi fa am 71,30%. Koungheul 68,60%. lu tax waxul ni Gossas ñu ngi fa am 72%. lu tax waxul ni Fatick ñu ngi fa am 71,90%. lu tax waxul ni que ni département Pikine la mu wax man Pikine laa nekk fa la battre campagne kon la may wax xam naa ko bu baax ñu ngi fa am 50,80%. lu tax waxul ni Bakel ñu ngi fa am 64%. lu tax waxul ni que ni Tambacounda ñu ngi fa am 66,9%. mais déet c'est pour dire que. xam nga loolu moo tax ma ni. Sénégalais yi. maa ngi leen di ñaan mbokki Sénégalais yi. xëy na man sax li may wax njuumte mi ngi ci. mën na am yàlla rek moo am dëgg moo xam dëgg. mais li ma bëgg ñu xam ko mooy bu fekkee ni làmmiñ bay wax dafa jeng nopp bay déglu na ni tekk te xam fan la dëgg bi nekk. élection Sénégal man dama sant yàlla déjà xam bu njëkk dañ doon wax naan dañoo buure urne. sant naa yàlla defe naa ni kenn du ci ñoom du revenir ni que ni buure nañu urne. élection déet mais defal naa waaw loolu bismillah bu la neexee kenn waxul ni que ni en tout cas le débat central. kenn déggu ci loolu kenn déggu ci ni bureau fictif jan daan wax ba léegi kenn niwul bureau sangam génn na ci résultat yi te bureau fictif la loolu ma ci sant yàlla bu baax a baax léegi nag ku mu neex. xam nga boo génnee ñetti département nii dañ koo perte. Sénégal 45 département la mais man li ma lay wax nii man da am na 44 départements yoo xam ni résultat yi ma lay wax nii yépp ñi ngi ko teg. ci bordereau yi ñoom bu fekkee ni dañuy werante man nangu naa yéen télévision yi andu leen fenn waay nañu andi bordereau yi wane wax ji jeex d'accord waaw léegi man bi may dégg vraiment résultat yi mu wax tudd Gossas tudd Kanel remontada laa dégg dégguma ay moins de 50 71 70 80 mais loolu bu fekkente ni loolu moo wéy ci li mu wax est-ce que du leen jox dëgg ñoom ci seen 57%. mais li mu wax ci département yi ñu gagné mënoon naa def la même chose ci département yi ñu gagné ak ay pourcentage. mais def ko Cheikh. fu mel ni Mbacké mais def ko. fu mel ni Touba fu mel ni Tivaouane mais waxu ko moom xam na ko bu fekkee am na résultat yëpp. mën naa laa wax bu Mbacké dañ koo perte mi ngi nii dama lay wax ñun li may wax lu nekk la ñu fa am lu may wax lu nekk dama ko teg ci sama bàmmeel la ñu am Tivaouane mon ami Cheikh Mbacké ñun dañoo perte Mbacké ñu ngi am 40,60%. ma rax ci dolli waaw déglu bàyyil màggale rek dama lay wax rek ni que ni man waxuma waxu péete xam nga les chiffres. waaw mais nag moom mooy war a wax aussi Mayel nga baal ma s'il vous plaît Cheikh. mais Mbacké maa lay confirmer baal ma yow tam. ñëpp gis nañu. ok fu mel ni Podor di am plus de 200,000 électeurs. mais lu yéeme la. gis ngeen même ci Facebook bi nit ñi du ko yóbbante ay xale yoo xam qui sont encore mineurs qui n'ont même pas l'âge de voter di dem di voter ci urne yi. man de loolu ñëpp gis nañu ko. Et on a demandé à nos experts effectivement de saisir les autorités compétentes pour que loolu ñu dakkal ko ndox jaarul yoon. ay Podor ak Matam loolu lañ fa gis donc
li may wax rek mooy man li may wax dama ko teg ci ay PV ay chiffres waxantuwuma kilewuma aussi gisaanewuma ay chiffres réels yu ñu liggéey ci loolu la tool di wax fa ma jógee di siège bokk gis-gis maa ngi fa bàyyi nit ñi ñu ngay dugal chiffres di liggéey ci PV yooyu jógee ci bureau de vote yi moom laa lay wax ñoom nag am nañu ay pexe yoo xam ni am na ay PV préfabriqués yoo xam ni mën nañ ko indi billaahi di ci sukkandiku di joxe ay li bokkul ak PV bureau normal mais lépp dana daje ci au niveau départemental fa lépp di daje pour ñu wax lan moo fa am ak lan moo xew dëgg-dëgg li am donc man li may wax lu wér la et département yi ma wax yëpp wedduwu ci benn que dañ ko gagné et largement même boo defee le cumul parce que il faut moom laa doon wax démb sama commune bi nga xam ni Macky moo arrivé en tête bi ma ñëwee am benn waay ma naan ko mais l'opposition gagne ici mu am non soit un bon perdant man ne ko non ça c'est pas une élection communale ni locale mais quand tu fais le cumul des scores de Idi ak Sonko l'opposition arrive largement en tête parfois day doubler sax ñoom chiffres yi ñu am en tant que coalition Benno Bokk Yaakaar mais c'est ça loolu mooy expliquer lu tax premier tour mënul nekk il faut que nit ñi dem deuxième tour et sànq maa ngi dégg Abdoulaye Wade muy bind benn SMS au président Macky Sall du ko soññaat du ko woo ci ngor ak dignité ak responsabilité pour nangu dem deuxième tour teg ko ci firnde bu wér te li ñuy wax ñun deuxième tour mënu ñàkk bañ am mais candidats yi 5 la ñu woon ñoom rek ñoo déclaré seen bopp ni dañu gagné premier tour mais lan la Idi wax nee na deuxième tour faw ma am lan la Sonko wax nee na deuxième tour faw ma am Madické lan la wax président deuxième tour faw ma am Issa Sall mi nga xam ne dafa xarañ ci informatique ginnaaw bi mu sargalee gërëm Idrissa Seck ak Sonko seen résultat nee na deuxième tour ñàkku bañ a am waaw comment se fait-il que sur 5 candidats les 4 candidats yi nga xam ne dañuy liggéey ci PV ni deuxième tour mënut a ñàkk bañ a am nit ñi war a mën a bañ gëm loolu nga naan ma ñun ay PV lañ ko teg am nañu lu ëpp 57% wala 60% lu ni mel mësoon na fi am moo tax muy fàttali nit ñi ñaari kaddu yu am solo yoo xam ni mi ngi bawoon ci Macky Sall jamono yi muy nekk candidat à l'élection présidentielle Macky Sall moo fi waxoon bu muy dajeek Abdoulaye Wade ci élection ni bu Abdoulaye Wade déclaré ni dafa gagné premier tour na peuple yëpp génn jusqu'à ñu déloger ko au palais de la République moo ko waxoon ba léegi mi ngi résonné suñu bopp yi te li yóbboon Macky Sall deuxième tour mais conditions yooyu sax amul woon peut-être moom amoon na 25% mais ña ci toppoon mi ngi sori woon lool mais Sonko ak Idriss Seck sorianto wuñ am na ci zone yoo xam ne sax Sonko vient de loin devant Idriss Seck et devant Macky Sall Macky Sall aussi maa ngi déglu sànq benn audio bu muy wax mais fa mu koy waxee dañ ko enregistré te dégg ko muy wax ni gis nga fexe ba gagner premier tour mooy li ëpp solo ndax boo ko defee ba ñu yóbbu la deuxième tour rek dañuy indi jafe-jafe galgal la nga daanu donc faw ñu am 57% pour mën a jàll premier tour mais yëpp ay firnde yi. ok pour wane ni deuxième tour d'accord Cheikh wax na nag ay tuuma ci ay PV yoo xam ni du nekk lu baax mu wax ko waaye itam wax na loo xam ne nopp mën na ko dégg parce que candidats yi juróom lañu ñeent ñëpp dañuy deuxième tour kenn rek moo ci wax premier tour ndax loolu mënul tey xel. balay boobu damay rectifier sama xarit audio bi mu dégg maa ngi gën ci sëñ Babacar Sy te Macky Sall waxul ni faaw ñu gagné 57%. maa ngi nangu it ni que ni Macky Sall nee na ñun ñëpp daf ñu soññ ni ñu effectivement expérience montré na en Afrique candidat bu dem deuxième tour nekk un candidat sortant da nga am ay jafe-jafe kon na ngeen góorgóorlu ba ñu gagné premier tour loolu dëgg la. lu am la waaye mësul wax ni que ni kon 50% yi nañ ko dëgëral loolu mësul am bi ci des. mooy comprendre na ñeenti candidats yëpp waroo ak li Macky Sall wax ndax élection yi nekkul woon élection wu 5 candidats non dafa nekkoon élection wu benn candidat contre un groupe de 4 candidats donc un groupe de 4 candidats c'est normal
que seen wax nekk benn. loolu ce n'est pas ça le problème. am na ku muy wax ku mu lim góor gu mag goo xam ni maa ngi ñaanal yàlla gën a guddal fanam gën ko bàyyi ci askan wi. ndax liggéeyal na Sénégal loo xam ni kenn du ko natable. waaye maa ngi ñaan yàlla it yàlla na ko yàlla delloo xelam ci mu xam ni at yi mu am dafa laaj mu toog ci sijaadaam yor kurusam di ñaanal jàmm Sénégal. may xam ni sama xarit Cheikh mais dafa bokkoon xëy na tey de lay andi li mu ko waxu kooku waaye le 23 juin moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo tawoon di xeex que muy lim moom mi le 23 juin xëy na nag ci diggante bi bëgg-bëgg yeeg fi ñu féeteeg yooyu mën na am mu andi coppite ci xalaat gi kon man nekkuma di commenter waxu mag moo xam ni ormal rek laa ko waral te dama nekk di nga xam ni di wax li nga xam ni mooy les faits mooy lan mooy Macky Sall effectivement. ak PV yu baaxul yi. man bu fekkee ni xam nga loolu sama xarit Cheikh wax dafa grawul ci ñun de mais dafa nekk loo xam ni dafay ñàkk ormal ña leen représenté ci bureau de vote yi ndax ñooñu ñu xarañ lañu am na ay doomu aadama yoo xam ni ñoo toogaloon seeni candidat añiwuñu si suba ba ngoon kon ñooñu bu fekkee ni ñooñu kenn déggu leen kenn ci ñoom amul kenn ku ñu dégg ku siège bureau de vote boo xam ni dégg na benn résultat bu ñu joxe mu ni résultat bi signé wu ma ko kon moom ma nga xam ni nekkul woon ca bureau de vote yi bàyyi ñooñee nga xam ni dañ faa yendu suba ba ngoon te añuñu bu toogee naan leen que PV yi ñu joxe ay PV fictif la man kooku digganteem la ak ñooñu toogal leen foofu man li nga xam ni moom laa xam mooy PV ñun ñu am yépp mooy PV bu ci nekk ñi nga xam ni ñoom la ñu tànnoon óolu leen ñu toogal leen fa te ñu ormal leen seen signature moo fa nekk bu dee nag ñoom gis nañu PV yoo xam ni signature yu ñooña nekkuñu fa ngir ci seen xalaat càgganteeg ñooñu ak seen ñàkk xarañ ak seen ñàkk kóolu buñ leen óolu kooku seen diggante ak ñoom la waaye ñun pare nañu pour ñu génne PV yooyu ñëw andi ko seen télévision bi wane ko. non PV yi moom am na keneen ku ko war a wane sax ku dul ñun li ñu mën def rek mooy wax li ñu gis ci tendance yi waaye wane ay PV moom am na ñoo xam ne moom lañ ko gën a cërale am na ci loo xam ne Cheikh man mën naa la ko laaj avant may dugg ci question boo xam dafay kii yéen a ngi wax deuxième tour ci seen biir mais est-ce que amul leneen ñii dañuy xalaat ni Idrissa la mën a doon ñii xalaat ni Ousmane Sonko la mën a doon ndax loolu réglé ngeen ko. waaw je pense que lu ñu réglé la parce que bu ñu ko réglé wul woon Ousmane Sonko du woo Idriss Seck. yaakaar nga lu ñu réglé la ba mu féete boor. ñu def conférence conjointe pour wax ko. li am solo mooy réew mi ak taxawaayu réew mi ëllëg kum ci mënti doon. waaw mais li am solo itam xamul mën nañu dem deuxième tour mu am beneen affaire bu ci am parce que ni ngeen jàppee ni Idrissa Seck la mais am na ñu xam ni itam jàpp nañ ni Ousmane Sonko mën na ko raw. mais loolu yëpp kayit yi moo koy firndeel. ok te ñun ci kayit yi ñu am. jàpp nañu ni Idrissa Seck moo ñëw en deuxième position. bien que mook Sonko am na écart quand même bu ñu gis mais loolu yëpp defe naa nu di débat bi fi ñu toll nii. non nekkagul débat bi. nekkagul débat d'accord fi ñu toll nii mën na nekk débat bi. mooy deuxième tour mënul ñàkk bañ a am ci élection yi. li mu wax léegi ni Macky Sall moo ko wax ñëpp dégg nañ ko. que ni président sortant bu dem deuxième tour. dañ lay soo galgal la nga daanu loolu rek laa firndeel mais 57% yi bu ko waxul it wax loo na ko wolof day naan naar bu ndaw la mu wax. ca xayma ba la ko dégg. le premier ministre bi wax moo xam casquette premier ministre la sol wala moo xam casquette président comité électoral benn nit ki la rek. moo tax bu mu ko waxee bari na ñoo xam ne rafetlu wu ñu wax. rajo yi ko wax aussi ak télé yi ko wax rafetlu wu ñu wax ji parce que du seen cër du seen taxawaay. man démb maa ngi woo représentant RFI. di ko wax ni koy li wax yi ngay wax fan nga ko jëlee ak foo ko teg. da nga am compilation. résultat mu ne la waxuma ko mu ne ma waxuma ko. non waxu ko kon xam nga télé ak rajo dañ leen waxal lu ñu waxul. dañ leen waxal lu ñu waxul. donc dañ leen waxal loo xam du dëgg. bëgg leen jaxase aussi ak askan bi dégg nga ni nga xam ne noonu la ko RFM weddee dégg nga ni ko TFM weddee dégg nga ni ko RFI weddee. donc yaakaar naa ni aussi loolu lu ñu war a mën a xool la aussi. mais boo amee aussi soo nekkee kilifa aussi booy waxal rajo yi wala télévision da nga leen war a waxal luy dëgg. non du organe bi sax xëy na ñàkkul ci ñiy liggéey ci ñooñu kenn ci ñoom ci njuumte mu àgg ba fenn fi. te bu amee aussi doomu aadama rek mën na jéggalu ni yéen ni jubluwuma ci woon loolu mais dégg-dégg boobu la ci nit ñi di am. mais li wér te wóor moom mooy di gis ngeen ñu sax ay département la fa voté ci nit ëpp na fuuf
la waroon voté ci bureau yi. comme fan par exemple. merci. wax naa la léegi fu mel ni Podor. Podor nan la mën amee plus de 200 000 électeurs. déedéet nañu wax ni Podor nangam la waroon nangam ma fa nekkoon ak nangam ma voté ndax dama bëgg mu leer rek ci population bi ah. nan la mën a am plus de 200 000 électeurs c'est pas possible. ñaareelu affaire bi ma ci bëgg wax te sama xarit bi génn ko léegi waxuma bureau yoo xam ne ay représentants parti yi ña nga fa ñu fabrique mais xam nga ni parti au pouvoir bokkul ak parti d'opposition nañu ko wax nag te de am na ci gox yu sori yoo xam ni benn représentant parti yi doon compétir nekku fa ñoom dong ñoo fa nekkoon ak membre bureau bi mais foofu def nañ fa ay bourrage def fa yoo xam ni yu ëpp dayoo yoo xam comme kenn nekk fa noo xam ne def nañ ko fa yow xam nga ni yow nekkuloo fa sa représentant nekku fa nan nga mën a xam ni def nañ fa bourrage. na ma xamee ni def nañ ko parce que dama am ay image yoo xam ni dañ ma woon ay xale yu ndaw yoo xam ni dañuy jël foo sax lañ ko doon def di jël enveloppe ji jël bulletin dugal ci biir def di jaabati dem ak ñëw. mais loolu bëgg naa ñu woon d'accord loolu am na solo trop déedéet ba xam nga boo yëkkatee téléphone wax maa ngi bëgg jàkkaarloog téléspectateur yëpp di wax taxaw sama bàmmeel nañu wone xale bu tuuti bu amul âge de voter ñu wone ko muy dugal bulletin ci urne bi. léegi waaw mais xam nga nag loolu dafa jëf ñu jëlal temps comme ni nga doon bëgg a wane sa image yi aussi mu compliqué dañuy am problème boobu aussi ak cadreur yi day xaw a compliqué et baal ma rek Cheikh nga eggalee li nga doon wax en attendant ñu bu ñu prochaine fois bu ñu amee image jombul dinañ ko mën a wane mais ça existe waaw mi ngi nii Pamel boo bëggee ma wan la ko billahi wallahi j'aimerais bien en dehors de l'émission nga woon ma ko et je serai le premier à le combattre de quelque bord que ce soit c'est parce ça. que c'est pas bon pour la démocratie nit ñi ñu ngi ci liggéey bu dul montage jàggee fa mbaxane doon benn ba ko mu eggalee s'il vous ñu plaît annuler PV yooyu parce que dëppawul ak démocratie dëppawul ak taxawaayu démocratie dama bëgg wax rek suñu réew la bu ñu yàgg cité en matière de transparence ak organisation et professionnalisme ci ay élections dañu am tradition élection loolu nekk ci nguur nañu respecter volonté peuple bi parce que du candidat bi du candidat bale c'est le peuple souverain qui décide volonté population bi peuple bi moom mooy volonté de changement et aujourd'hui mënuloo nekk minorité ci réew ni man maay gouverner maay jiite majorité bi et lii am tey jii ci élection présidentielle yi feeñoon na ci législative yi ba mu feeñee ci législative yi la ñu ne bu ñu wutul ay pexe de caaf xam c'est la ñu tëgg seen 57% yooyu commencé ko dugal ci xelu nit ñi di ko gëmloo nit ñi moo tax mu naan tombeel ay gaaf lu ñu yàggoon di wax la bëgg gëmloo loolu 57% yi maintenant pour dëgëral loolu aussi ci biir xelu nit ñi ñu ngi naan 57% yi sax mu ngi yokk bay jëm ci ay 60% mais mënut a nekk c'est pas possible bu nombre d'électeurs yi ñaata nombre d'électeurs moo am ci réew mi. mais yow li ngay wax mënta nekk ci ay chiffres nga ko teg ci ay tendances nga ko teg que mënta nekk. mais s'il y a 4 millions d'électeurs par exemple mais pour nga am 50% il faut nga am 2 millions d'électeurs yu la voté. tout à fait. te wax naa la fii département yi ëpp solo yi nga xam ni opposition bi moo ko gagné fan la ñu mën a jaar ba génn lu nu mel ni loolu am. d'accord ok et looloo tax ma doon wax ay PV préfabriqués. d'accord parce merci que beaucoup. am naa ko sama machine. am na ay chiffres yu ñuy joxe partout. mais dëppawul ak chiffres yi nga xam ni moom mooy chiffres yi aw yoon. d'accord am na loo xam ni wax nga ko muy lu jëm ci image yi mu lay wax image yooyu moom am na sax lu mu ci junj na ci ne bëgg nañu aussi ñu annuler fi nga xam ni foofu lañ ko amale loolu itam mën nañ ci dem ci loo xam ni mën na wàññi seen ay pourcentage jombul. mani ak fu mu mën a féete fu nekk ku amul fukki at ak juróom-ñett ni ko constitution bi waxee waaye nag nañ def attention. mais photo yooyu moom bari na yuñ ci gis moom ci internet kenn bari na ci yoo xam ne gis nañ kenn mënta xool vidéo ba ci photo aussi. kenn mënta xool nit deviner ay atam man yàlla rek moo tax may wax dama ni ak boor bu mu mën a féete ku voté te amoo fukki at ak juróom-ñett ñu wane la mu doon dëgg ndax aussi montage yi lépp day am mais dama ni bu dee loolu am na jaaduwul man na ànduma ci président Macky Sall ànduwu ci
waaye li ma bëgg it ñu xam ko mooy benn dafa am lu mu wax lu am solo mooy dañ ni ñoom am nañu ay zone yoo xam ni amuñu fa représentant mais ñoom loolu mooy daf leen a disqualifié parce que ku bëgg a nekk président de la République mais doo président wu Dakar rek doo président wu Thiès rek doo président wu Saint-Louis da nga supposé être le président de tous les Sénégalais yow nga bëgg ni da nga bëgg a nekk président wu tous les Sénégalais. c'est pas forcément aussi nga war a am moyen aussi. déet mais nga am bëgg a nekk président te doo am moyen aussi. moyen financier mais attention. parce que moyen yi mën na bañ a suivre aussi. waaw Pape Ngagne. dama ni. en 2012 dama ni campagne yi ñu gis nii représentant même ci Dakar campagne yi ñu gis nii campagne bii ñu gis amu ci benn candidat buy wax problème moyen ndax gis ngeen li ñu déployé dama ni wër nañu Sénégal. joxe nañu ay moyens ba léegi sax loolu di ko guñ ci d'ailleurs loolu beneen débat la après ndax boo nekkee fonctionnaire wu 5 ans mu ne ku nekk xam na man dama dul bëgg a wax ci supposition parce que bëgguma am nu mu tuddati wax joo xam ni bu ëllëgee dama koy fekk sama bàmmeel te wóoruma waaye ci sama gis-gisu doomu aadama ñëpp gis ko kenn mënta wax ni candidat yi muy wax amuñu alal mais dama ni. càggante weesuwul nga bëgg ni da ngaa bëgg a yor Sénégal gépp ni am na zone boo xam ni aw ma fa représentant mooy tey ñooña mën nañu xalaat ni que ni boo falu woon da nga leen fàtte loolu c'est une parenthèse mën na am sax xëy na oubli la wala càggante wala seen cuune mais ba tey loolu c'est pas un problème ba tey ñu ni encore une fois que sànq ba léegi danaan sànq ba léegi sànq andi jox ma man maa koy wone sànq ba léegi dafa ni maanaam naka la Macky amee naka la mën a amee Macky mën a amee 60% loolu du laaj xam nga lan mooy laaj parce que Sénégal nañu def attention entre li ñuy wax confusion bi ñuy wax entre l'opinion et l'électorat te loolu moo daloon Ablaye Wade en 2012 yéen a ngi fàttaliku bi mu naan romb naa Macky Sall ak ñetti otoom électorat segment la opinion beneen segment la opinion tey boo tëggoon fii tey musique woo sama ñoom doom Wally Seck woo ñoom Youssou Ndour woo ñëppay ñëw waaye dara. xamalu la xam ngeen ko loolu xam ngeen. mais ñun ñoo ko gën xamal tax man la xam nañ ko ñun. comme xam ngeen ko baax na. bàyyil ma jox la beneen axe d'analyse. ñoom lañ doon jëlee ci campagne dama leen di wax beneen axe d'analyse. boo xam ni xam loolu moo tax. mais photo bi nga laaj ñu jox la ko xool ko. maa ngi koy xool nii da nga ma mënumaa wax di xool dinaa ko xool ndax man maa ko laaj. man lu ma leen wax ñeme naa ko. gis nga am na beneen axe d'analyse boo xam ne bu ñu ko tegaloon mais communauté scientifique da koy nangu mais teguñu ko xam nga mooy ban mooy parrainage yi ñun parrainage man ci kóoluteg Macky Sall ak kàttanu yàlla man la waxoon ñiy déposer parrain bi ñu ñëw ci sama service ñun am nañu 4,017,000 ak ay numéro de téléphone ni nga ma joxe sama téléphone nii noonu laa lay joxe sa téléphone ak ay numéro téléphone yeeg tur yeeg parrain yi mais yemuñ ci loolu dañ koo segg bañ ko seggee seggaat ko ba segg ko. 3 millions mais loo ciy segg. 3 non dañ ciy segg ndax ñun xam nañ ni que ni waaye Pape. waaw damay laaj rek aussi. waaw non di nga jur njaboot. yor ay doom. et puis ban exploitation mais defal ndànk dama lay wax boo ma laajee loolu yëpp naa la ko wax. mën nga jur njaboot te jukko ja nga am duñ ko am na ñoo xam ni comme ci seen camp comme ci camp wu Macky Sall bëgg nañu wone seen xarañ ba def loo xam ni seen njiit laaju leen ko. loolu c'est sénégalais na ngeen ko nangu. man du ma wax ni ñi baax ñun ñëpp ci ñun lañ féete ñi bon ci yéen lañ nekk ci ñëpp ay sénégalais lañu. looloo tax waral segg bi ba ñu seggee ba seggaat 3,500,000 et quelques yoo xam ni ñoom la ñuy wax ay parrains qualifiés am nañ ko donc ñu ni defar rek sa calcul mathématique analyse scientifique. loolu sax passé nañu ko mais loolu bu ñu ci revenir woon rek. loolu xam nga loolu rek faussé na jëw parrainage bi. non xamal tax déedéet xamal tax ma revenir ci dama lay bàyyil ma wax li tax ma revenir ci fa laay dakkal non dama lay wax fa laay dakkale mais dama lay wax li tax ma revenir ci mooy question wu mon ami Cheikh dafa wax rek ni fan la c'est une question générique looloo tax ma bëgg ñëw ni ko ni question générique boobu am na beneen question bu gën a pertinente boo xam ni ñun fondé woon nañu pour poser ko mais dañ ko teg fële loolu la rek mais c'est pour te dire que la question est tellement d'une génération archaïque que amul sens li am sens tey mooy lan les faits lan la
mooy voté nañu Sénégalais yi yéen def ngeen campagne bu brillante ma leen ci gërëm di leen ci sant vraiment malgré yenn dégâts yi am ak yooyu mais c'est votre victoire c'est notre victoire c'est la victoire du Sénégal léegi dañu toll waroo nañu c'est normal parce que kenn ku ne bëgg nga mais koo xam ni aussi da ngay bañ da ngay mer ku nekk bu mer jotee li ko góor ga daan waxee bu mer jotee ku merul rek doo nit waaye bu mer jeexee ku mer rek dof nga te mer weesu mer gi mooy lan mooy ay këyit ay PV la ñu d'accord léegi c'est waaye yéen génneel liñ ñu ay PV yoo xam ni da ngeen yii ci ngeen sukkandiku mu waroog PV yi ñu yor Cheikh loolu interpellé na la ci du benn yoon du ñaari yoon génneel leen ñu PV yoo xam ni ay PV yu authentique la c'est tout c'est-à-dire tout le temps daf la ci interpellé xam nga bu doon du may ñëw lañ may wax indaaleel PV te warul woon bett aussi nag loolu warul woon bett aussi gisuma sens indi PV bi fii mais nag loolu aussi warul woon bett parce que ni ma ko déggee nii su ma ko bàyyi woon moom su ma ko bàyyi woon département par département mën na la wax résultat yi fa mais xam nga bëgguma fiyewu trop ci ay ci lan la sukkandiku pour lim ko tama jàpp ni c'est provisoire ndax conseil constitutionnel rek indiwul PV moo war a joxe xam nga wax na wax joo xam ni déglu naa ko mais lu garaaw la wax xam nga yow ngay def parrainage dem ci nit ñi ne leen dama bëgg def parrainage ñu ni wéy man de d'accord naa pour parrainage nga laaj ko turam laaj ko pièce d'identité mu bind la nga laaj ko téléphone am mu bind la mais kooku parrainage nga ko laajoon luy ndeyu bi si élection yi jot ña nga bindoon parrainage seen numéro téléphone nga leen di woo ni leen yow ndax voté ji nga voté nga billaahi wallahi am na ci ñu ma dëkkal ñoo xam ni bi ñu déggee ñu leen di woo sax du ñu yéem ni kii fu mu jëlee sama tur ak sama numéro téléphone mais fekk na ci parrainage ba wala bourse sociale yi yooyu lu ñu doon utiliser di woo nit ñi di leen soññ pour ñu dem voter man de du ma la nëbb dara su doon ñi parrainé Macky Sall ñëpp waxuma la déposant yi man numéro déposant yi laa yor mais su ma xamoon ku parrainé Macky Sall tam am sa numéro téléphone damay dem campagne mais la loi ne dama lay woo. d'accord égaleel dama lay woo ni la demal votel Macky Sall. égaleel loolu moo gën ma fay la xaalis ni la votel ma. te moom ngeen def bari na ci bureau yoo xam ni. ñoom dañu fay xaalis pour ñu votel leen. mais comment xam nga dafa am loo xam ni. Cheikh kon yéen dañu fay xaalis. déglu bu baax li ma la wax déglu bu baax li ma la wax. man damay jàkkaarloog sénégalais yi di wax te am na ñoo xam ni ngëb nañu la ñu ngëb dugal ko ci biir jàpp nañu ay xale Pikine yoo xam ni sa candidat moo leen manipuler woon pour ñu taxaw ci buntu bureau vote li ma lay wax nii c'est devant la police ñu taxawloo leen ci buntu bureau de vote yi comme si ñun ñoo leen yónni woon ñuy taxaw naan ñuy voté leen Macky bañ leen jàppee ba yóbbu leen lañ ni que ni seeni candidat ñoo leen fay pour ñu def loolu. ñoo leen voté leen Macky suñu ay candidat non ñoom léegi ban intérêt la ñu am dégluwaatal li ma lay wax bu leer li may wax lu leer la dama ni benn mise en scène bu ngeen def la ngeen jël ay xale wane leen comme si ñun ñoo leen yónni woon ñu taxaw ci buntu bureau de vote yi. d'accord ba ko police yëgee xam ni même bu fekkee ñu ne leen yónnee c'est pas légal. ñu ñëw jàpp leen bañ leen jàppee xale yi ñoo wax loola. ni yéen a leen yebal Cheikh égaleel yow xoolaaleel téléphone boobu ak. yow man li nga xam ni man gis naa ko. waaw te defe naa ni Pape Mayel bu fekkee akutaalaayam rek lay wax. li ñu sotti ci ay milliards ci dëkk bi ci gox-goxaat yi kenn xamul nu mu toll ci élection yi am na gox-goxaat yoo xam sax dafa yónni ay nit di jënd nit ñi fu ñu jëlee alal jooj di ko joxe. alalu réew mi mën naa cee tontu man. tellement dafa bari. ba ay nit yu jóge ci centre ñëw naan wan ma xaalis ni ma centre bii kat waa APR ñoo fa nekk ci buntu bi kuy dugg voté dañ lay jox xaalis mbaa ñu jëli ay nit. indi leen ñu voté ji jël leen xaalis joxe ba démb sax am na ñu may wax naan ma voté nañ ànd xaalis bi ñu joxe man ñuy joxe xaalis bi duñu ñee la dama seet leen ba bëggee xaalis donc trafic d'influence boobu nan la ko nit mën a defee ci ay élection jalgati nee na mënul gis photo bi du ko gis mais mon ami Cheikh non boo ma ko dimbalee parce que je suis pas tellement fort important man ni dama lay leeral leen xaalis dafa génn ci élection yi man miy wax ak yow mësuma nekk inspecteur des impôts mësuma nekk un fonctionnaire man ci sama wàllu bopp jaay naa sama ñetti terrain ndax mon patriotisme moo ma ko jaral xaalis bu weex tar laa génne liggéeyal ko sama bopp mu lew ma lool lu ma ci jox waay mën nga ci dem Màkka mais maa ko jël
ci sama coobare bopp. def ko ci pour jënd ay sama conscience. def ko mësuma jënd conscience. d'accord, ok. maa ko def ci samay caravane. ok def ko ci samay meeting def ko ci samay añi militant. dégg nga def ko ci ñi nga jullit yu yàlla yi nga xam ni dañ ma yaakaar gannaaw yàlla ñëw diis ma seen soxla ma jox leen ko te lu ma ci jox. waaye nekk nga vice président aussi au conseil. nekk naa vice président au conseil mësuma am fonds politique. mësuma am da nga ni mësoo nekk mais damay wax mësuma lekk man Mayel Thiam mësuma am fonds politique ba ma nekkee administrateur u APR ba fi may toog nii ci télévision bi billahi wallahi wataalaahi mais dama ni sama alal du fekke gàcce Macky Sall ak ñeneen te du man dong am na ñoo xam ni lañ ci daj ëpp na lañ ci daj mais bul xool loolu ni que ni dañuy jël xaalisu état man samay terrain laa jaay. sama wayjur wu jigéen mi ngi may déglu mës na ma wax bés ni ndax Macky Sall dalaa fal wala daf maa toroxal man ndax mbubb mu ma am jaay naa ko ngir yàlla ak jàppale président Macky Sall seen wax yooyu taxawul. par contre wax yi taxaw mooy lan la véritable question. naka la nit mën a nekkee fonctionnaire 5 ans def campagne bi mu def tontu ma. mais attends yow gis nga coalition aussi du nit ki coalition la. naka la nit ki non coalition la aussi Mayel yow itam xam nga aussi ban coalition non coalition Sonko nga bëgg wax mais xam nga ni. coalition waaw mais donc bu fekkee ni personnalisé. waaw mais fan la ñuy mën a nangoo. fonctionnaire bu nekk 5 ans waaw mais man ni fan la ñuy mën a nangoo. nga dégg ci Boubacar Camara nga dégg ci Pierre Goudiaby d'accord nga dégg ci ñeneen ak ñeneen. mais je vous signale au passage que d'abord damay laaj fan la ñu mën a nangoo ni que ni fonctionnaire boobu am coalition ba mën a am xaalis ñu ni Macky Sall mënul am coalition ba mën a am xaalis. d'accord léegi c'est benn ñaareel bi et da nga wax sànq yaa leen tudd moo tax ma leen di tudd ay coalition Atepa Goudiaby ay ñoomin yeneen candidats yi maa ngi remercier ñi nga xam ni même les jeunes de l'UJTL du département de Pikine qui sont venus rejoindre ma dans le concept dans la dynamique Pikine pour Macky dañu ñëw ni Macky la ñuy voteel ñi àndoon ak Atepa Goudiaby ñi ngi may dégg télévision laa nekk dañu ñëw ni Macky la ñuy voteel ñi àndoon ak parti ministre Aminata Touré dañu ñëw ni mais ci man lañ ñëw conférence de presse la da ngeen leen sexal tàngal xanaa mais maa ngi giñ ci sëñ Babacar Sy ni bu fekkee ni man mi nga xam ni ci sama gannaaw la ñu boote woon dans le cadre de Pikine pour Macky su ma leen joxee dërëm yàlla na tàkk sama kaw. d'accord mais c'est des patriotes. alors et pas des gens qui veulent tromper la vigilance des Sénégalais. loolu moo ma jaaxal fan ngeen ko jëlee boobu xaalis yéen. d'abord fan ngeen jëlee xaalis boobu Cheikh ba pare dama bëgg noter benn contradiction léegi xam nga mi ngi naan en 2012 Wade bu mu rombee Macky Sall naan kii ak ñetti oto mi jamono jooju si loolu lañ toll woon ñoom toll woon nañu ci. ñaari oto ñetti oto amuñu woon. yoroon nañu lu ëpp fanweeri oto jamono yooyu. non su ngeen ko ngir yàlla ak ay jullit. yuy jàppale woon Macky Sall. yoroon nañu fanweeri oto fonctionnaire bi problème organisation la xam nañu ni parti di joxe. noonu nga jaayee sa kër ngir Macky Sall def ko ci campagne mais noonu la xaritu Sonko wala soppe Sonko. jaay alalam wala jëli alalam def ko ci Sonko. pour waaye man nangul leen ko waaye kon yow nag yow bul làqu Sonko nag ni ñun. suñu alal dañ ko jëlee feneen loolu tax ma tontu ci. mais boo yemoon foofu rek man nangu naa loolu. am na ñoo xam ni Sonko jaral na leen lu ëpp loolu. mais na nga nangu it ni Macky am na ñeneen ñoo xam ni jaral na leen lu ëpp loolu foofu la suñu waroo ñëw. milliards yi ngeen di jël laa wax. ba doon alal ji rek. fan lañ ko jëlee. alal milliards yi ngeen di jël. génn ko ci campagne bi ci élection fan mosuma gis loolu. fan lañ ko jëlee. sama commune laa wax jëppal Derklé. fan la ñu jëlee milliards yi. milliards lañ fa doon joxe di jënd nit ñi daf ma yéem. mais fan te boo waxee ñu ne la fépp la Mermoz Sacré-Cœur Dakar partout. mais attends Cheikh fan lañ ko jëlee l'important pour les Sénégalais. xam nga yow tey bu la neexee nga yor sa entreprise. di réaliser un bénéfice de 10 milliards. la loi te permet nga def du mécénat. la loi te permet nga dimbali ñeneen. absolument c'est-à-dire. ambiguïté boobu laa bëgg ñu dindi bu fekkoon ni tey dañ ni que Macky Sall dafa jël milliardu état bi dugal ko ci campagne bi or c'est l'occasion de dire une chose keroog sama yaram dafa daw bi Macky Sall waree def première bi ñu waree enregistrer déclaration ma taxaw ni RTS di ko xaar man je m'attendais à ce que gendarme yi ñëw comme nañ ko daan defee d'habitude motards yi président de la République aksi mais gisuma kenn mu yore sécurité privée yor benn Mercedes am privé jóge palais bàyyi palais dem dëkk këram man ma andi sam benn xarit sama benn étudiant boo am tey télévision au Burkina andi ay caméraman am yëpp bi ñu jógee déclaration bi ñëw ba buntu siège bi ma ni président waaye
booba maa ngi bëgg lu neex sama étudiant bi man président doo leen may déclaration mu ni ma tant que campagne bi ubbikuwul du ma wax je suis président de la République je ne suis pas encore candidat et ça c'est un exemple na ngeen ko nangu exemple de quoi? c'est un exemple de patriotisme c'est un exemple de mais les candidat candidats doivent yow li nga wax li nga wax li mu la interpellé ci xaalis bi ñu tuur jëppal mais xaalis bi dama lay laaj dama koy dëggal Macky Sall ci non bus Pape Dakar dem dikk yooyu mais dama koy dëggal bus Dakar dem dikk yooyu ñu habillé ay auto SD donc loo xam ni bien wu état bi la astaghfirullah cheikh sama xarit nga sama doomu ndey billaay pas mal li ma wax dama non defal ndànk rek wallahi man li ngay wax nii xoolal man li ngay wax nii maa ngi giñ ci Seydina Mohamed mënuma koo weddi mënuma koo dëggal ndax fekkewuma fa mu jógee mais gis naa ko nit day defal ndànk nit day maandu mais li ma la bëgg a wax mooy ñun am nañu benn potentiel de mobilisation de ressources bu nous permettre lu ëpp loolu ba Macky Sall nekkee candidat en 2012 xanaa kon la ñu génne woon dañ ñi ci état bi la jógee déedéet na ngay jàpp ni que ni am na ay sénégalais yoo xam ne ña nga nekk ci ay bërib am alal ju doy ak yeneen étranger et cetera am alal ju doy ñëw nga nekk candidat yow Cheikh. pourtant loolu dañ koy tere de yoon mais ñu yéene la ko déedéet attention déedéet li nga wax nii. déedéet yoon terawu ko déedéet Pape Cheikh déglu ma yoon maanaam Pape. waaw amul problème allez-y maa ngi naan yoon terewu ko yoon daf ko teg ci ay anam yoon terewu ko. yoon kay tere xaalis bu jóge bitim réew entreprise bu ci nekk am nga wala ci sa droit campagne. non entreprise bu ci nekk. parce que bul fàtte ni les les partis politiques sont des associations donc aujourd'hui sous Macky Sall tous les directeurs généraux de société leur promotion c'est la carte de l'APR toute l'administration est politisée d'ailleurs dañ la koy exiger sax boo jëlul carte APR tu ne peux pas accéder à ce poste. alors que hier l'administration était à équidistance des partis politiques. non s'il te plaît. et c'est ça la démocratie. mais kon yow alors que hier nga ciy tontu. non alors que hier loolu nga ciy tontuwuma ci déedéet tontuwuma ci alors que hier rek defal ndànk man lu may wax ñeme naa ko. ok d'accord. xam nga bu dee wax loolu. daf ñuy jéem diaboliser. jamais. mais lu tax ma ni alors qu'hier dama bëgg a wax ni Pape mais c'est cher. mais c'est tout à fait normal aux États-Unis on te parle de l'administration Reagan. l'administration Clinton dénk ka nga wóolu gis nga loolu faut pas avoir le complexe. mais moi j'aurais aucun j'aurais aucun complexe. mais dénk ka nga wóolu wala dénk ki mën. dénk dénk ka nga non wóolu l'administration Reagan attendez. jël les directeurs de société ñu ne après c'est pas man yi may def man chose. dama ko ñemee li ñuy def ñun dañ ko ñemee mais dama bëgg ñu nangu dëgg parce que xam nga souvent politique li koy yàq mooy nga nekk opposition di wax lii boo ñëwee au pouvoir wu def la nga wuuteeg la nga doon wax man damay wax ni que ni sous Senghor quasiment plus de 90% de l'administration étaient des socialistes parce que c'était le parti unique ça les Sénégalais nous regardent et l'histoire retiendra sous Abdou Diouf c'était quasiment pareil sous Ablaye Wade ña fa yéen a ngi fàttaliku ay ñoom Abdou Aziz Tall directeur de l'ONAS ay ñeneen ak ñeneen lu taxoon ñu dàq leen dañ leen dàqoon parce que PS lañ nekkoon c'est-à-dire loolu c'est pas ce qui est gênant c'est quoi c'est que ña nga fa teg ñu bañ a am compétence bañ a joxe résultats yi ñuy xaar mais koy dénku ne man dama lay wax tey je parle devant tous les Sénégalais à compétence égale sama mbokk laay privilégié à compétence égale ku génn Prytanée militaire de Saint-Louis laay privilégié à compétence égale sama dëkkandoo laay privilégié moo nekk si yow moo nekk si man mooy nekk ci nit ku baax ku ci nekk loolu ce n'est pas le débat c'est quoi c'est que après avoir fait ça Maël s'il vous plaît mais je répète et je m'engage Maël attention c'est pas la émission bi même chose. non dafa yàggagul ba ñu lay fàttali tout à l'heure bi mu waxee lu jëm ci wàllu xeet da nga ni nañu moytu loolu. waxuma xeet non lu jëm ci religion nañu moytu loolu xam nga boo nee à compétence égale ku génne Prytanée militaire. oui enfant de troupe du xeet. non enfant de tukulóor a ngi ci. non joolaa mi ngi ci. non séeréer a ngi ci. non ce que je dis je le répète. xam nga ce que je répète. mais boo nee sama mbokk boo nee suma mbokk dugal nga xeet mais su leen ma dégloo ma expliquer leen. c'est une théorie managériale. Le management n'est pas que cartésien. Il y a un aspect très émotionnel dans le management. Et d'ailleurs, c'est cet aspect-là, laisse-moi finir, qui prédomine. Et quand on parle d'émotion, on parle d'empathie. D'accord. yow bu ma la xamul mësuma laa xam nga ñëw compétir pour ma dénk la 1 milliard ak keneen koo xam ni mësuma koo xam quel que soit par ailleurs ses compétences ngeen tolloo compétence bu ma demee ba leen di départager damay jël le quotient émotionnel teg. voilà gis ngeen loolu xam nga loolu du ci man du ci keneen
mais Mayel loolu dafay tax ñu wax ni carte d'égalité chance yi waa APR ngeen koy jox day tax ñu ne solidarité bi APR nga koy jox non mais aussi yaa ko wax ce n'est pas la même chose. non yow yaa ko wax ce n'est pas non j'ajoute même que non je refuse catégoriquement non attends la politisation de l'administration Cheikh loolu dafa grave non li fi bëgg a Pape bëgg a interpréter li ma wax dafa grave et je précise carte d'égalité dama wax ni que ni man su ma dee choisir à une compétition. administrateur APR. compétition professionnelle administrateur APR. dama jël teg yow yaay administrateur non c'est au-delà de l'administrateur de l'APR. Cheikh may ma expliquer Cheikh non li mu wax non dama bañ vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Moi je suis membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais nous qui ne sommes pas de l'APR et de la mouvance présidentielle, on n'a aucune considération dans le Haut Conseil. C'est-à-dire dans le bureau. Sois clair. C'est la même chose. Non, sois clair. ñoom la ñu nommé membre du bureau. Présidence de commission. Non c'est ça ce qui non cher. mais oui Cheikh waroo wax loolu. xam nga loolu laa gis. xam nga waroon wax loolu. xam nga boo doon wax loolu. mooy benn soo doon wax loolu mooy man maay doon président du Haut Conseil benn parce que maay administrateur u APR benn. Mais tu n'es pas loin du président. Laisse-moi. Je suis pas loin du président. Mais je n'ai aucun avantage. Je n'ai aucun autre avantage. Mais tu as un titre. Ouais, non, mais un titre. Avec des avantages. Mais c'est ça. Non, mais attends, j'ai pas d'avantage. Mais xam nga Mayel yaa fi indi wax boobu. non maa ko fi andi te maa koy leeral maa koy andi. parce que nee na membre la ci au conseil bi. su ngeen ni woon tekk rek ma leeral. su ngeen ni woon tekk rek ma leeral. ni président de commission. dama ni la carte d'égalité des chances. C'est des gens qui. Ce sont des gens qui sont venus me voir. Qui me disent que dorénavant. maa ngi jàppale Macky Sall parce que ànduma woon ak moom te j'ai la carte ça c'est un exemple. Deuxième exemple mais j'ai vu des femmes hier ci bureau de vote yi ma gisee ñu tis ma leen mais yéen lan la xanaa da ngeen xam ni dañ leen di gagner ñu ni ma mais président waxuñu loolu de ñun amuñu candidat ndax diw moo doon suñu candidat mais li ñu tristeloo mooy lan mooy dañu gis suñu bopp ci Marème Faye Sall te bëgguñu Marème Faye Sall génn palais. Donc nekkul ay parparloo mais dama ni la je signe et je persiste. D'accord malheureusement temps bi presque jeex na. lu tax bëgguñu Marème non Faye mais Sall ñoom ñoo bëgg a wax am na ñu ko bëggul. malheureusement am na ñaar ñoo xam ni doo ko ñaan yàlla bu ma dee ak yàlla. Cheikh yàlla mon ami Cheikh du yàlla lañ naan rahman rahim yërmande yëpp la àndal mais am na ñaar ñoo xam ni boo ko ñaanee du la ko may ndax mayu ko yonent bi yàlla bu ma am noon ak yàlla bu ma dee du la ko may. Marème Faye Sall noo def mu am noonu mais dama la nettali yàlla moo ma tombeel ña nga xam ni dafa seey ci seen xol. loolu rek laa la nettali. d'accord malheureusement débat bi dafa mujjee ci li nga xam ni moo ko taxoon a dafa mujjee ci leneen loo xam ni. nekkoon li ñu ko taxoon a jóg. mais ba tey c'est important. léegi ñu résumer rek rapidement ci conclusion bi ñu mën a revenir at pour que fàttali ñi doon seetaan li nga xam ni moo indi woon vraiment émission bi jël nañ presque benn 10 minutes bu mujj boo xam ni ci affaire yooyu lañ ko jagleel mais ñu revenir rek un peu Cheikh. bu ñu demee nag ba nga xam ni vraiment résultat officiel yi premier tour la wax lan ngay def. alors avant ñu àgg ci loolu. waaw non c'est important rek. ci tontu boobu laa ñëw mais avant nga àgg ci loolu. Mayel wax na ko ñun ñëpp Sénégal rek la ñu am. d'accord loolu c'est important. ñun mënuñu dem feneen fu du Sénégal amuñu lu Sénégal. moo tax comme ni koy yenn kilifa yi waxee. maa ngi ñaan njar kilifa diine yi kilifa aada yi. mais surtout le parti au pouvoir le président de la République. mu am un peu de hauteur et de sens des responsabilités. pour xool quelle est la volonté du peuple bi exprimée hier. ñu respecter volonté boobu. si c'est le cas nous n'avons aucun problème. et conditions yi bu réaliser ñun amuñu problème. quand la volonté du peuple bu volonté du peuple bi bu fekkee respecté nañ ko. amuñu benn problème. d'accord mais bu ñu respecté wul volonté peuple bi. non xam nga bu ñu respecté wul ak yooyu man sama question dafa précise Cheikh. bu fekkente ni officiel na. par exemple dama bëgg a xam ñu ne premier tour la lan mooy nekk seen position. loolu c'est important respecter volonté peuple ak yooyu waxuma ko. su fekkee ni tribunal départemental wax na ko. waaw conseil constitutionnel. dëggal ko résultat définitif dëggal loolu. waaw ñun ci jàngat ba ñu am ci PV yi ñu am ñu dëggal loolu. amul benn problème non xam nga changé nga wax mu ngeen dëggal ko Cheikh li ma la laaj tontu loo ma ko de dama ni la par exemple conseil constitutionnel dëggal ko lan ngeen di def yéen. conseil constitutionnel dëggal
teg ko ci yoon. waaw bu boobaa ñu nangu. d'accord alors même chose laa waaye lay lu nekkul ci yoon Mayel duñ Thiam ko nangu. bu ñu demee ci résultat final yi conseil constitutionnel dëggal ni ci deuxième tour la ñu war a jëm. maa ngi wax d'abord ni ku nekk membre conseil constitutionnel looy def lu nekk da nga xam ni sa bàmmeel nga taxaw. waaw mais man tam sama laaj dafa leer. deuxièmement non maa ngi ñëwaat ci laaj. waaw bu conseil constitutionnel dëggalee deuxième tour lu conseil constitutionnel. dëggal waaw dañ ci ànd sans réserve. d'accord c'est important. di woon ak sénégalais yépp sans réserve. ñu xam ni que ni. non yow Cheikh waxoo sans réserve de. man sans réserve moom moo wax sans réserve mais waxoo sans réserve avec réserve nga wax Cheikh. di woo sénégalais yépp ni leen Sénégal gi ak ku ko mën di jiite. ok bu fitna dee am ko koy jiite du ko yëg. ña nga xam ni ñoom la ñuy génne ca mbedd ma ñoo koy yëg. njaboot yi parents yi nañu téye seeni doom te tënku ci loi bi. ay loi ñooñu tënk ñun lu loi bi wax ànd nañ ci sans réserve. waaye yee fitna bokkul ci jullit. d'accord bokkul ci ak ci yëppam ngeen bu fekkee ni man ni dama àgguma ci réserve bi wolof dafa naan ku bukki rey sa maam boo gisee lu ñuul daw. du ñàkk confiance du ñàkk dara mais dañu xam ni réew mi fu mu toll. cëslaayu réew mi dafa nekk enjeu. d'accord voilà léegi ce message lan lay doon s'il vous plaît. sama message mooy d'abord maa ngi gërëm Sénégalais yëpp. ñi bokk opposition ak ñi voté le président Macky Sall. ñëpp maa leen di gërëm ndax ñëpp wone nañ ni que ni lépp dañ ko def ci dal am na réew yoo xam ni pour ñu voté ci dal nii ngan di problème la kon nañu wax alhamdulillahi rabbil alamina di leen gërëm ñoom ñëpp. di leen xamal ni que ni it. ku ci mën a falu ku nekk. da ngay nekk président de tous les Sénégalais doo nekk ci président ña la faloo nag. ak président ña la contrôle. leen xamal ni bu leen jaral dara jaral. ñu naan dañuy jéem a génn di xeex di jàmbaarloog. d'accord policiers yi. ok di ñaan yàlla subhanahu wa taala. d'accord ñoom yàlla na yàlla def ci seen xol. waa opposition bi ak dal. ak gëm yàlla te xam ni moom dong. mooy fal. Cheikh yow sa message yi lan la. sama message mooy sant gërëm peuple sénégalais bi. peuple mature. gërëm aussi mboolem ku nekkoon candidat ci élection présidentielle gërëm suñu candidat le président Idriss Seck ak ñi ko votel di ñaan yàlla mu yóbbuñu ci deuxième tour bi ci jàmm ak dal ba ñu am ndam ci élection présidentielle yi parce que ñun jàpp nañu ni jeexatul loolu tax suba wax naa la ko fas yéene nañu dem ci askan wi sargal leen jaajëfal leen si luñ ñu votel waaye waaj ni leen na ngeen waaj deuxième tour bi. yàlla na ko nangul mais en 2014 di ngeen dem deuxième tour. d'accord mais bii jaan. 2024 ah. 2014 nga wax 2024 laa bëgg a wax mais fii réew dem. jërëjëf voilà jërëjëf mu nekkoon Mayel Thiam bu Benno Bokk Yaakaar ñu àndoon ak Cheikh Gueye bu Idrissa Seck 2019 ñu leen di gërëm bu baax ci wuysi bi nga xam ne wuysi nañu ko di gërëm Chérif Dia moom itam ci ni mu ñu coordonné les débat bi ba mu sotti ñu leen di jox rendez-vous incha allah mbokk yi ci beneen plateau jërë ngeen jëf.